Média mbokki salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaay li ci gën a fës te ñu nam ko jukki xam ngeen ne boobaak léegi Senelec mi ngi artu ci lépp lu ñeel wàllu xuy xamej lu ne mel itam jot nañu ko nemmeeku ci yenn ci ay gox fii ci Ndakaaru tax na itam tàngaay wi nga xam ne jege si na daal da koy ci toftalu suñu ay ndaw doxantu nañu ci yenn ci ay gox daañ ci ànd ak Marcel Farba Maroon daañu wax itam ci bés wi nga xam ne moom lañ jagleel wàllu hypertension artérielle ca diwaan bu Kaolack foofee nag mu mel ni téeméer boo jël juróom fukk yi ak juróom am nañ lu ni mel tax na itam ña nga xam ne ñoom ñooy yëngu ca wàllu kër docteur foofee nag bëgg nañ ñuy daal di seetlu baax baax li nga xam ne moom moo di seen ak tension ngir rek duñu mën a am jafe-jafe daañu wax itam ci leneen boobaak léegi fa nga xam ne moom moo di diwaan bu Ndar Géej rawatina njëbeen Gànjool foofee waax wa fa ay jën yoo xamante ni teeroon nañ ca tefes ga daal di dee rek mission bu direction bu protection ak itam surveillance des pêches daal nay xam ne rek ne lépp lu ñeel li nga xam ne moom moo di ouverture bu barrage bu Jama moom moo rek daal di sabab lu ni mel daañ leen digtal aw reportage ci wàll wi daañu wax itam boobu ak léegi coow li nga xam ne daal na combay ci lépp lu ñeel wàllu tàggat yaram moom jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàll wi Matar Ba xam ne xel ne ki nga xam ne moom moo di Idrissa Gana Gueye du wet benn yoon ci combat wi nga xam ne moom la door mu ñeel li nga xam ne moom moo amoon ca club boo nga xam ne moom la doon joué dañ leen digtal ay kàdduk Matar Ba ci la jotaay xibaar mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokki xibaar yi dañ koy door ak juróomi doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ñaar am ay gaañu yu mutti ci accident bi nga xam ne moom moo am ni ki démb ci altine ji bi nga xam ne moom la ngoon jot ca diwaan bu Kédougou aw pick-up woo xamante ni nag chauffeur sa nga xam ne moom moo ca nekkoon dafa rek ñàkkoon aw contrôle ba tax na itam mu daal di dëgmal ñenn ci ñoo xamante ni nag dañoo tooge woon ca weggu li nga xam ne nag moom moo di tali bi bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñoo xamante ni jot nañoo yëkkati ay kàddu ñeneen itam ñoo xamante ni àddu nañ ci di xam ne rek ne boobule pick-up nag mi ngi ko bu aw société minière moom moo ko daal di moom daañu dikkaat ci boobule xibaar ak suñu ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo ñu toogal ca diwaan bu Kédougou ak la ko wër Ibrahima Diaba Xate mbokk yi leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar boobaak léegi Senelec mi ngi doon artu mu ñeel xuy xamac jëmale ci yenn ci ay gox xam ngeen ne ci anam bi nga xam ne nag ñu ngi waxtaan ak yéen jamono yilee tàngaay wi daal dinay dugg ci fenn ci réew mi rawatina fi nga xam ne nag moom moo di Ndakaaru tax na itam suñu ay ndaw doxantu nañu ci yenn ci ay gox Marcel Farba Maroon Pape Sangone Mbaye ñu ngi fii ci benn koñu Ngor fi nga xamante ne ñenn ñi ci askan bi ñu ngi yëg conséquence su coupure courant zone bi nag ay commerce yu bëri ñu ngi fi benn ci ñoom bi nga xamante ne waa ji moom moo koy gérer di jànkonteel ay jafe-jafe ci seeni liggéey jamono ji nga xamante ne commande yaa ngi commencé di bëri. coupure courant yi moom assi na depuis certainement bi ñu waree ak léegi moom mi ngi commencé di couper quoi même pas biir moo su mujj couper plus de ay 30 minutes yooyu noonu mooy loolu quoi. nga xam nga ñun tamit événement bi mi ngi ñëw te xam nga courant bi si li ñuy liggéey comprends nga bu ñu sonn daal ñu jàppale ñu si bu baax xam nga maintenir ko ak problème yi mënti am daal moom dañu si dimbali daal ñun population yi parce que ñu ngi commencé di souffrir quoi. waaw ñi ngay commencé di ko sentir suñ koom-koom parce que boo gisee ay coupure des stages te affaire yi commencé gul dootoo ñeme quoi sa xel day xaar yow yaa ngi xaar ndax li nga daan engagé di nga ko mën engagé am déet. ku wax Ngor nag wax ci île bi mu di bërëb bi nga xamante ne dañ fiy dajeek ak ay touristes yu bëri te ak tàngaay bi nga xamante ne yegg si na ba pare kenn xalaatul di doxal te courant amul. boo gisee sunu zone bi zone maanaam touristique la quoi xam nga léegi nag en ce moment là c'est la période de été bi la xam nga ñii ñi duñu soxlaa glace xam nga ak tàngoor bi xam nga ñiy liggéey comme par exemple frigoriste yi xam nga ñëpp fi mu ne seen liggéey dafa gàllankoor quoi xam nga booy liggéey. xam nga bu courant amul rek ndox du am xam nga parce que souvent les gens parce que ici comme immeuble yi pompe yi ñooy yéegal ndox bi bu courant amul xam nga certains ñi seen ndox du mën yéeg léegi nag ce que fait nag day indi gàllankoor bu baax si kii bi
et puis ak tàngoor bi tamit xam nga mën gu mën leen xam quoi. ci benn communiqué bi mu daal di signé fukki fan ak juróom ci weeru mai bi Senelec mu ngi doon xamal ne mbirum courant dina nar a am ay jafe-jafe li ko waral doon centrale IPP bu Toben Power ak Contour Global bu ñu sukkandikoo ci ñoom ba léegi mu di situation bi nga xamante ne qualité combustible bi moom moo ko indi Senelec nag di dalal xel yi di fàttali ne mu ngi jël ay matuwaayam ngir lépp mën a jaar yoon. jërëjëf Marcel Farba Maroun ñu des ba tey ci li nga xam ne moom moo di wàllu courant bi jàppale ne ligne électrique yi nga xam ne OMVS daal dina koy amal ca Manantali 2 foofee ni itam capacité bi daal nay toll ci 400 mégawatts lu ni mel itam daana door service bi ci weer wi nga xam ne itam moomee la ñu dëkkmal mission wi nga xam ne itam moom moo waroon amal caytu gi mu ñeel banque mondiale daal nay dugg ci yooyu les bâtiments jàppale ne daanaka li nga xam ne nag moom moo di liggéey ba noppi na Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou ci reportage. ligne haute tension bi yëngu ci wàllu courant bi ñu doon defar diggante Kaay ak Tambacounda daanaka léegi mu yegg ci cappaandaw li lu jëm ci wàllu mbas mi bokk na ci li yéexaloon liggéey bi waaye nag ci weeru novembre jàpp weer wi ñu ne nii ci weeru mai daanaka liggéey bi baral nañ ko. Jabel Ibrahim nekk expert énergie bu banque mondiale itam rafetlu liggéey bi. Amadou Salmon Fall gouverneur adjoint bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu koom fii ci Tamba. li ci des bëriwul malgré contact obstacle yi ñëw ce qui s'est passé avec la Covid tension bi amoon niveau international. à ce taux-là de 97%. li fiy génnee en termes de voltage loolu dafa nekk lu jéggi dayoo boo xam ne dina mën a couvrir localité Tamba et environnant au-delà d'ailleurs. ki nga xam ne nag moom mooy Serigne Sambou Niang moom mooy coordonnateur projet bi xamle ne ni ginnaaw li nga xam ne def nañ ko ci ligne haute tension bi am na yeneen i extension yoo xam ne def nañ ko ci station yi nekk ci Matam ci Bakel ak ci Dagana. parce que su boobaa poste Tambacounda même su dee ligne bi jógee Kaolack di ñëw Tambacounda am na problème nañ ko mën a alimenter à partir de l'OMVS à partir de Kaay su côté Kaay aussi amee problème nañ ko mën a alimenter à partir de Kaolack vice versa ce qui fait que day yokk ce qu'on appelle la redondance au niveau du système pour améliorer la continuité de service au niveau du système électrique. am na itam yeneen yëngu-yëngu yu jëm ci wàllu ay jëmbat garab ak toppatoo ëtt bu yaay bi ñu wërngal ci wàllu environnement def nañ ko beneen fànn bi ñu jàppale soxna yi ak lenn ci collectivité territoriale yi nekk ci diwaanu Tamba. bu Tamba ginnaaw foofee itam xam ngeen ne fii ci Ndakaaru lu ñeel wàllu agression yi ci la jamono mi ngi fi ne combay tax ne itam ñenn ci askan wi sonn ci mbir mi la ñu def ba itam yenn saa yi dañuy faral di fajal li nga xam ne nag moom moo di seen ak bopp lu ni mel itam du jur benn yoon li nga xam ne moom moo di jàmm yenn saa yi ci askan wi ak ñenn ci ñoo xamante ni ay addu kalpe lañ bu ñu sukkandikoo ci Alassane Seck di président bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme li mu xamle moom moo di dañu war a bàyyi yoon daal def liggéeyam ci wàll yi Pape Fara ñi ngi Youssou Baraw ci reportage. ñu fekk la ngay dem ñu foqati li nga yore génne la ngànnaay wala sax ñu def la pompe à gaz loolu la ñu nemmeeku jamono ji rawatina dimanche bi ca zone de captage lu nu mel nag agresseurs yi jël ko mu tiital askanu waa Ndakaaru. fi ne nii boo wàccee da ngay wut sa koo àndal nan lay dab na la da nga ñu jox suñu saak far la force wala sa portable génneel la paaka. fi ne maa ngi ni xoola takkuma chaîne takkuma jaara takkuma dara ndax ragal. sécurité bi nañ ko gën a yokk wax dëgg yàlla suñ takk der yi jàmbaar nañ. ñoom askan woowu sax ne nañ duñu banque seen loxo ñu leen di rey kuñ ci jàpp dinañ la làpp ba ngay bëgg a dee loolu nag nee nañ légitime défense lay doon. doo nangu dekk ci koñ ma xam la nga xam ma gis agresseurs yi di la neewal dool te réagiruñu buñ ko defee dañ ko war a def buñ ko deful tamit dañ ko war a def. askan bi bu ñu dee fajal seen bopp noonu day baax askan bu ñu fajalee seen bopp dafay jóge parce que yow nit day ñëw agressé la nga jàpp ko yóbbu ko police pare mu toppaat sa ginnaaw mais buñ ko bàyyi ak askan bi moom xool dootoo ko fi gis. askan wuy fayul boppam di duma ay agresseur président bu LSDH jàpp ne danger yu bëri la am di fajal sa bopp. soo gisee sàcc wala agresseur da nga ko da jàpp yóbbu ko police yow ko yóbbu police mais amoo droit di ko dóor ba mu dee loolu yoon mayewu ko da nekk état de droit war a respecter nit ñi war a respecter yoon mayewul kenn mooy fajal sa bopp loolu moom mooy jiitu ma mujj. yenn dawalkatu moto yeeg dawalkatu sareet yi lañ ci joxoñ baaraamu tuuma ñu toll leen ay matriculation loolu daal la nit ñi laaj naka noonu ñu am ay patrouille ci biir Ndakaaru askan wi nag ñu ngi artu bu baax a baax ñii di force de l'ordre yi nee nañ bañ ñuy fayal seen bopp ndax kuñ ci jàpp dinañ la duma yu métti.
jërëjëf Pape Fara ñu ngi ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar bés ni ki tey yemoo ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai atum 2022 yemoo ko bés yi nga xam ne moom la ñuy daal di màggal lu ñeel wàllu journée mondiale bu hypertension artérielle ca diwaan bu Kaolack itam lu ni mel màggal nañu ko fa bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay cardiologue ñuy sàkku ci askan wi ñuy daal di faral di saytu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di seen ak tension bu ko defee itam daañu war a gën a mën a natt fa nga xam ne moom la seen wér-gu-yaram daal di toll Pambay Diawo Fally Gueye ci reportage. ci ñetti junne ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ay nit yoo xamante ni daal dinañ leen di seet ci atum 2021 bi li ci ëpp rek ñoom hypertension artérielle moo leen dal. les consultations yi c'est sur rendez-vous mardi ak jeudi terewul chaque jour ñu consulter suñu xayma nañ gis su mot ñeent fukk wala lu tegal malade. ci bés bi ku xam médecine bi fonctionné xam ni ñu war a liggéey xam nga ne loolu yan bu diis la. tension bi nag li mu bëree ci dëkk bi lu bëri mën na koo waral buñ sukkandikoo ci Souleymane Thiam ba léegi bokk na ci xorom si nga xamante ni dafa bëri lool ci Kaolack. suñu dunduwaay environnement bi commencé ci lekk bi diwlin ci baaxul wax na sax problème cholestérol bi. Kaolack climat bi daf koy expliquer déjà climat bi booleeg ndox mi également le sel. ak jafe-jafe yooyu nag dina metti lool ñu jële fii feebaru tension docteur Souleymane Thiam di xamle ne ñoom wut nañ seen i stratégie yoo xamante ni feebar bi dinañ ko teel a détecté ci nit ñi ngir rek man leen a faj. thème bi mooy natt sa tension natt ko natt bu xam ni ko avec précision natt bu jaar yoon mun a tax ñu am diagnostic bu baax ensuite ñu contrôler tension bi dafa benn loi bu wax ne ñu amee tension ci àdduna bi ñu amee tension moitié bi kese ñoo xam ne tension ñu amee tension moitié bi kese ñooy faju moitié bi faj yi moitié bi kese lañu arrivé ba seen tension ñu contrôlé ko mooy 50% mais ñu egguñ foofu Sénégal. service cardiologie El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack nag ñaari cardiologue léegi ñoo fa nekk ak limub nit ñu bari ñi nga xamante ni tension daf leen a dal responsable yi di sàkku ñu indilaat leen yeneen cardiologue ci service bi. jërëjëf ginnaaw loola itam ñu wutali ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal mbokk yi fan yi ñu weesu gis ngeen jën yi nga xam ne ñoom ñoo teeroon ca la nga xam ne moom moo di tefes ga boobu ak léegi l'enquête boobu mu ngay wëy waaye jàppale ne mission bu direction bu protection ak itam surveillance des pêches la mu xamle mu di nag ubbiteeg li nga xam ne moom moo di barrage bu Jama moom moo amal lu ni mel duñu sori ñu dem ca diwaan bu Ndar Géej fekk fa suñu ay ndaw Ousseynou Diop ci reportage. diabète bi mu ngi def ay loraange ci diwaan Ndar Géej étude bu mujj bi nga xamante ni def nañ ko téeméer boo jël fukk yi ak yu teg daal nañ koy am loolu moo tax kilifa yi nekk ci Ndar ànd ak étudiant yu médecine yu université Gaston benn fan ci weeru mai ku nekk li nga yeboo bokk na ci jën bu bare bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ñu daal koy gis ci plage yu Gandiol coow li bare woon lool ñiy jàpp ni pétrole bi ñu fiy génnee wala gaz ak itam lu jëm ci wàllu ay bateau ñoom ñoo tax lu jëm ci wàllu jafe-jafe boobee am ñeen ñi jàpp ni sax lu jëm ci wàllu lii di doxum géej bi dafa am toxique loolu lépp nag ginnaaw ba nga xamante ni benn commission daal nay taxaw jëm ci wàllu wu ni mel ñoom daal nañ koy weddi ñoom bi ñu defee seen ay analyse lañ ci njëkk jàpp bokk na ci ni lu jëm ci wàllu jafe-jafe boobee ak jën yu bari yi nga xamante ni faaru woon na ci dexu Gandiol bi la ko njëkk a waral mooy ubbi bi ñu ubbi barrage yu Jama ñu nag loolee dañ ko ubbi tey su suba sa jafe-jafe bu ni mel am ci seen i kàddu soppaliku dafa am jëm ci wàllu péage jëm ci ndox mi loolu moo tax mbir mi lëgg jafe-jafe bi lee am ba jën yooyu yépp daal di faatu ñu ne nag ci biir ndox moom sax gis nañ ci yeneen yoo xamante ni bokk na ci li gën a rey jën yi ñaar yooyu nag la ñu jàpp ni moo waral jafe-jafe bi am ci Gandiol ba tax jën yooyu yëpp daal di faaro waaye bu fekkee ni direction de la protection et de la surveillance des pêches mission bi nga xamante ni yónni woon na ko fukki fan ak juróom ci weeru mai yem ak dimanche bii loolee mooy seen ay conclusion ñenn ci mool yi ñoom weddi nañ ko ba tëdd ci naaj ba la ñu xamle mooy du barrage yu Jama bi ñuy ubbi moo waral jafe-jafe boobee ndax bu fekkoon ni loolu la Ndar moo gën a jege te gisuñu fa benn jën boo xamante ni daan na fay faatu leneen luñ ci yokk mooy ndox mi jaarul ci biir dex gi waaye ci géej gi la jóge te itam dafa xal mu doon jiixi jaaxa boo xamante ni am na ci mbir mi bu fekkee ni sax direction de la protection et de la surveillance des pêches di DPSP moom ma ngay xamle ni amul benn tiitaange bu ci nar a am ndaxte li yàgg nay am
feneen fu am géej Ousseynou diwaan bu Mbour wala bile yoon duñu waxtaanee wàllu jën yi di koppar yi nga xam ne itam daal nañ leen koy jagleel te mu toll ci ñeent fukk ak ñett ci milliards ci suñu ay koppar ci boobule département jàpp leen ne benn milliard bi ak lu ko toftal képp dong la ñu rek daal di jëfandikoo bu ñu sukkandikoo ci jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu développement communautaire moom Samba Ndiobène Ka ginnaaw bi itam amal na lancement wu liggéeyuk xàll wa nga xam ne moom moo jëm ci hôpital wa xam ngeen ne boobu ak léegi askan wa yeewoo ca diwaan bu Mbour Géej lu ñu bëgg la woon ñu teewlu reportage bu Abdourahmane Diallo ak ki Mamadou Gueye. lu jege 1,5 milliard moom la ñu daal di séddale lu ëpp fukk ak juróom-ñetti junni njaboot yu nekkee ci département bu Mbour ñoom nag dañu jàpp ni seen loxo jotul seeni ginnaaw li ni mel sax tax ñu boole leen ci ñi nga xam ne war nañ leen jox koppar. mais il nous faut aller plus loin. donte sax def lañu lii waaye ci li nga xam ni loolu la ñu nekk mooy fexe ba lépp li nga xam ni pauvreté la ñu fexe mu génne ci réew mi taxawaay boobu nag la ñu am teewul li ñu def ni lu amal njaboot yi solo la te suñu taxawaay ci mbir moomu duñ ko wàcc benn yoon ngir taxawu askan wi. en faveur des ménages du joorin bu yor wàllum développement communautaire ak équité sociale ak territoriale daal di tamit tàmbale liggéey yi nga xam ne dafa jëm route nationale bu hôpital Mbour nguur gi nag ci programme Promoville la daal di dugal li ni mel di ab doléance bi nga xam ni waa Mbour yàgg nañ koo joytu ndax yoon boobu dafa jéggi dayoo. si tali bii ñu taxaw ni fi la ambulance yi di jaar kon ku ko defar mën nañ ne yaa ngi sauver ay vies humaines ñu ngi ko siy gërëm bu baax di ko sant di ñaan tali bi àgg jàmm te li ñu si gën a neex nag mooy dafay ànd ak système d'assainissement bu ko defee ndoxu taw yi des fii yëpp ñu mën ko drainer jaare ko canalisation mu jëm géej kon tali bu am solo la. ki nemmeeku Samba Ndiobène Ka ci département bu Mbour mu jeexalee ko ci lamp mbedd yi nga xam ne fexe nañ ba mu tàkk lu ëpp juróomi téeméer lamp la projet boobu nag waa Promoville ñoo ko fa indi. ñu wutali diwaan bu tey foofee nag jiit bu bokk moomeel ba fa daal nay dumóoyu rapport wi nga xam ne OFNAC daal na koy xëy fësal mu ñeel li nga xam ne moom moo di yorin wi atum 2016 jàpp atum 2018 moom moomee itam xam ngeen ne dañu ko ci joxoñ baaraamu tuuma moom Mbaye Tine naka noonu itam muy xam ne rek ne la nga xam ne moom la ñu koy tuumaal lenn bu ci dee dëgg bañul benn yoon daal di amal li nga xam ne moom moo di aw démission maanaam tekki ay ndombal tànkam ndax itam jàpp na ne ay doomi aadama yoo xamante ni dañu ko bëgg a gàkkal képp dong moom moo waral lu ni mel Pape Mbala Gaye Talla Samb ca diwaan bu Touba ak la ko wër. képp ko ci rapport OFNAC bile ci mbirum faute de gestion ak yenn ci yoo xamante ne compte administratif ci atum 2017 jàpp 2018 wanewu ko loolee tax na maire bu Taïf di ragg deram moom Mbaye Tine muy xamle ne jamono ji pare na ngir daal di tekki ndombal tànkam su fekkee ne lii ñu wax loolee lépp taxaw na. ñu ànd ak man dem ci terrain bi fu toilette nekk fu mur d'école nekk fu classe nekk fu case santé nekk fu ndox nekk fu magasin nekk fu bureau nekk lépp ñu xool ko ba gis ko léegi mënoon a gis naa lépp ba pare na wala bi digoon gis naa écart de 3 millions loolu damay jaaxal loolu nag man damay wax fii que 2018 duma kenn mënu maa génneel ci 2018 fond 2018 yi fond de concours 2018 kenn mënu maa génneel am marché boo xam ne dama ko préparé ci 2018 bi lancé ko ci fay ko ci 2018 bi ku ma ko génneel ci prêt à démissionner mënul nekk. mu yokk ci ne jamono ji lépp lu yoon bëgg ci moom pare na ci. li ñuy wax ci rapport bi yëpp dama ko dàq intégralement li wax ne man sénégalais la je suis justiciable tey pare naa pour jàkkaarloog justice yoon ñu leeral mbir mi tey ji pare naa. gannaaw ba mu ñaawloo taxawaayu yenn ci ñi nga xamante ne ñooy contrôleurs yi Mbaye Tine muy xamle ne jamono ji pare na sax ngir daal di def déclaration patrimoine ngir ay àndandoom gën a mën a nekk ci jàmm ci biir Taïf. Pape Balla ñu àddu ci leneen mu ñeel làngu politique bi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne dëgmal nañu élection législative yi ñu nam amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet atum 2022 diwaan bu Bambey foofee itam Yewwi Askan Wi ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk làng gi nag anam wa nga xam ne noonee la ñuy taxawee ci liste wi xam ngeen ne jur na fa coow lu rëy ginnaaw Assane Dia maire bu Ngongom moom Pape Momar Ngom itam daal nay dakkal bépp activité boo xamante ni nag mi ngi ko doon def mu ñeel wàll wi ndax itam la mu jàpp mu di nag lépp lu ñeel wàllu digg xiirante wala bokk amal kii moom ma gën a jege moom moo am ca loolee ñu teewlu ay kàddoom moom Ngor Gningue benn la ci responsable boobule mouvement ci micro Babacar Diouf. En tant que mouvement patriotique pour le développement du Bawol bi nga xam ne monsieur le maire Pape Momar Ngom daf ko jiite ànd ko ak ay nawleem ànd ko ak jigéen ñi ànd ko ak mag ñi ànd ko ak imaam yi ak jeunesse bi tout le monde
ni ñu defee donc tànneef bi ci député yi ci département Bambey ñun ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg parce que dañoo jàpp ne ni nga xam ne noonu lañ ko defee teguwul ci yoon dañoo jàpp ne dañ ko def ci definu yaama neex ak maa kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu nag suñu ko waxee waxuñu ko ngir topp suñu bakkan waaye dañoo gestu tuuti ci démb ak tuuti ci histoire gis coalition Yewwi Askan bi nga xam ne départ na depuis élection locale yi te bi ñëwee fii ci département Bambey ñu investir fi fukki candidat ak lu topp te ci fukki candidat yooyu ak lu topp Pape Momar Ngom ak mouvement am ak coalition Yewwi Askan bi moom dafa gagné commune am yemut ci gagné commune am waaye ci département Bambey yépp moom moo fi jiitu avec la coalition Yewwi Askan bi kon loolu politique ba tey moom Djibril Diop membre la ci Yewwi Askan Wi xam ngeen ne li nga xam ne moom moo ci am ci yile jamono daal di xeex lu neel ni nag li nga xam ne moom moo di xiiroo bi ak ŋaayante bi ak itam li nga xam ne moom moo di jiñante bi daal na ci joxoñ ñenn baaraamu tuuma lu ci mel ni PUR Pastef ak itam taxawu Sénégal naka noonu itam daal nay joxoñ ba tey ki nga xam ne moom moo di Déthié Fall di mandataire bi moom Djibril Diop moom moo nekkoon ganuk info du matin ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. lii xew Dakar am kenn lañ ko mën a jiiñ muy Déthié bi ñu joxoon suñu liste moom mi mandataire mu war ko déposer te fautif bi dafa romb foofu sax parce que d'abord conférence des leaders bi dafa am kenn koo xam ne daf ko jëloon muy président conférence des leaders di am lu mu ko dénk mu waroon def ay consultation defu ko moom ak mandataire am ñu dem def lu ñuy def comme bu demee tey jii ba coow lu ñëw fautif bi ñoom la parce que dañ ko saboté lii cuune boobu parce que d'abord xam nañ lan mooy processus électoral xam nañ lan mooy texte yi parce que mënoon nag acteur nga nekk mandataire te doo xamoo code électoral bi lu mu wax enjeu bi nan lay demee nan la ñuy defaree liste donc kon bu amee fautif bi ñoom la ñoom ñett ñi séddoo liste bi boo xool liste bi PUR la Pastef ak taxawu au détriment des autres donc fautif bi ñoom la mais ñun dañ ne fautif bi yëpp li xew Dakar mandataire bi la waaye tamit ki ñu dénkoon suñuy mbir la pour mu rendre ñu compte muy le président de la. ñoom ñàkkoon nañ fukk ak juróom-ñeent ci ñaar fukk yi ci nga xam ne nag ñoom ñoo féete ca collectivité territoriale diwaan bu Bignona ginnaaw yi bi ñu génnee ci li nga xam ne moom moo di élection locale yi lu ni mel aw jàngat képp dong lañ ci def ba tax na itam yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ñuy xam ne rek ne daañu def seen kéem kàttan lépp lu war itam ngir rek ñu daal di dagaan li nga xam ne nag moom moo di baatu askan wi daañ ko def lu ni mel bu ngeen ko déggee yenn ci responsable coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo gisee mbir mu ni mel ginnaaw itam aw ndaje wuñ doon amal mu mel ni Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang ñoo fa teewaloon télévision Futur Média. waxtu wi militant yu coalition Benno Bokk Yaakaar yu département yu Ziguinchor ak Oussouye di xaar tuuri seen tête de liste ci élection député yu ñuy waajal ci fanweeri fan ak benn bu weeru juillet 2022 bi ñu nekk nii militant yu nekk ci département bu Bignona ñoom daanaka mën nañu wax ni diw ak diw ñoo ñuy jiite ndaxte ci biir rencontre la ñuy siiwal seeni tour mu doon ki nekk maire commune bu Sindian waaye it maire Kafountine bi fi nekkoon. ñu ngi féliciter la coordination départementale de Bignona ci choix bu ñu def. Ansoumana Sané, maire de Sindian comme tête de liste départementale. Docteur Victor Fansou Diatta comme suppléant. suñu sukkandikoo ci kaddu yu responsable Benno Bokk Yaakaar yu fi nekk nii malgré que bii la coalition jot naa ñàkk fukki gox-goxaan ak juróom-ñeent ci ñaar fukk yu nekk ci département bu Bignona ci élection locale yi fi amoon ci mois de février ñoom day am nañu argument politique ngir mën a jël ñaari siège yu député yu ñu jagleel département bu Bignona. taxaw nañu pour apporter récupérer département bi ci loxo yu ñu nekk delloo ko ci loxo yu ñu yàgg a nekk mooy loxo président wu Macky Sall te bu soobee yàlla loolu dina mën a nekk lu war a mën a nekk la. ci pàttali ci ñaar fukki collectivité territoriale yu nekk ci département bu Bignona daanaka benn dong la Benno Bokk Yaakaar gagné ci élection locale yu weeru février te mu doon commune bu Sindian. wàllu njàng mi ak njàngale mi keneen ku leen tàllal loxo bokk na ci ki nga xam ne nag moom moo di maire bu Ndakaaru moom Barthélémy Dias jàpp leen lu toll ci téeméeri étudiants daañu bénéficier ci ay bourse rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca faculté bu médecine moom Dias Fils la mu xamle mu di fileek nag muy jeexal mandaawam bëgg naa wàññi lu toll ci junni ak juróomi téeméer ci ay médecins ñu teewlu ay kàddoom ci micro Modou Fall ak Modou Diop. bi dama décidé ànd ak conseil municipal bu ville de Dakar
baaxee étudiant wu université Cheikh Anta Diop ñu bàyyeeko ci faculté de médecine de pharmacie et d'odontostomatologie lu toll ci 100 bourses d'études di ñaan yàlla nag ci at yi ñëw ni tamit ñu mën gën ko yaatal mën ci liggéey ak autorité yu nekk université Cheikh Anta Diop di sàkku ci ñoom nag nañu joxante loxo parce que dëkk suñ ko bëggee tabax duñ ci ànd ak parparloo duñ ci ànd ak yenn taxawaay yi ñaan yàlla nag ci juróomi at yu ñu yàlla nar a baaxee ñu toog fii ci mairie de Dakar dañu fas yéene ànd ci ak état jàppale ci mbiru spécialisation étudiants yu bàyyeeku ci faculté de médecine chirurgie pharmacie ak odonto te su ci yàlla àndee incha allah suñu paree mandat bi lu toll ci 1500 étudiants dinañ mën a bénéficier wu ci politique sociale boobu. institut islamique sous-régional diwaan bu Ourossogui foofee nag jàppaleen téeméer ak lu tollook juróom fukk ci ay ndongo itam daañu jot li nga xam ne moom moo di seeni ay lijaasa xam ngeen ne bokk na ci centre de formation islamique wi nga xam ne nag moom moo gën a mag ci tund wi daal di dajale itam ñenn ci ñoo xamante ni ku ci nekk ak gox wala boog dëkk wa nga xam ne noonee la bàyyeekoo waaye la ñuy sàkku bokk na rek ci lépp lu ñeel wàllu jumtuwaay rawatina la jëm ca wàllu mbay ma ñu gën ko yokk ngir rek ñu mën a am lu ñu def diwaan bu Matam la ko wër Ali Bandel Niang. Ceerno Alpha Mamadou Lamine Dembo di ab kilifa diine gu mag bi nekk ci Ourossogui te cosaanoo ci réewum Guinée Bissau gannaaw daara yu mag yu mel ne bu Ceerno Samassa bu Matam Ceerno Aliou Thiam ca Ourossogui ba sax Ceerno Amadou Alpha Niang ca Boynaji bokk na ci këru diine yu gën a mag nde limu bi mu yor ci wàllum taalibekat jéggi na dayoo muy waajal jébbal téeméer ak juróom fukki ijaasa mi firndeel ni ndongo yooyu le maîtriser nañu alxuraanul karim ak sharia bëgg xamal jullit yi fu ñu mënta nekk ci àdduna bi li nga xamante ni xalifa alhaaji Alpha Mamadou Lamine Dembo koo xamante ni cosaanam Guinée Bissau la Fuladu mais fii la toog liggéey bi mu nekk di liggéey ci dimbale l'islam ci jàngale doomi jullit yi dimbale leen surtout miskina yi surtout ñi nga xamante ni ay gan lañ ci réew mi ay tumaaranke lañ dañoo jógee fu sore amuñu fii seen mbokk amuñu fii seen papa ak seen yaay mu ngi leen di jàngale sans rien maanaam gratuitement di jàngale di yar ci l'islam sariya ak bépp fànn ba xamante ni fi mu nekk nii ci tafsir lañ nekk tafsir bi lu toll 154 taalibe ñoo xamante ni dañoo war a def tey ren tafsir alquran ñu jox leen seen ijaaz. bi mu ganee Ourossogui ak léegi ëpp na fanweeri at ak juróom mu nekk ci ab dëkkandoo bu am solo digganteem ak askan wi rawatina wóllëre gi dox digganteem ak kilifa diine yu mag yi ci gox bi. fii lañ dëkk fii la ñuy añee fii la ñuy dëkk te loolu yëpp ngir dimbale miskina yi ñoo xamante ni dañoo jógee réew bare Guinée Bissau Guinée Conakry ñëw fii di jàng ñu yar leen ci l'islam ñu ngi woo bépp jullit bi ñuy gis ci télé bi wala bi ñuy gis ci àdduna bi ñu jàppale ñu ci li mu nekk ni di def ndax dimbale l'islam la. kanta nag gouvernement central gouvernement mag moom ñoom ñëwguñu fii ba léegi. donte nag nguurub Sénégal mu ngi wéyal projet am ngir moderniser daara yi waaye centre bi ci Ourossogui jar naa taxaw seetlu ci wàllu limum ndongo yi rawatina nationalité yi wuute yi ndax ci biir bërëb bile waa Guinée Conakry waa Guinée Bissau waa Mauritanie ba sax waa Mali ñu ngi fi wut see xam-xam te nag lu dul njàppandalu maire bu Ourossogui kilifa gi moo gàlloo lépp luy prise en charge mbooloo mile. ginnaaw wàllu njàng mi ak njàngale mi ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram boobu ak léegi dégg ngeen li nga xam ne nag moom moo di coow li ci doomu réew bu sénégalais wile di Idrissa Gana Gueye ci aw mayo woo xamante ni nag bañoon na koo sol lu ni mel itam ñu flotte woon si rek leen loo xamante ni day mandargal ñi nga xam ne ñoom ñoo di borom ñaari tur yi jëwriñ ñi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu tàggat yaram moom Matar Ba la mu xamle mu di Idrissa Gana Gueye du wéet benn yoon ci combat yi nga xam ne daal na koy door ñu teewlu ay kàddoom. C'est pour jouer au foot, c'est pas pour faire la promotion ou bien faire mettre de côté ses
d'accord bu baax a baax ak dogal bi nga xam ne Gana Gueye moom la jël dafa dem pour football mais pas muy def promotion ñi nga xam ne ñoom ñooy borom ñaari tur yi te man foog naa ne nag ci de jamono li mu door mu ñeel combat bi du ci wet benn yoon man duma bàyyi ñenn ci Sénégalais itam daañu ko jàppale bu baax a baax ci wàll wi ñëpp ñi nga xam ne itam ñoom ñoo ci àddu amaana dañoo xamul mbir mi rek na mu daal di tëree foog naa ne sax ñi nga xam ne ay supporters lañ yenn ci ay textes yoo xamante ni moom moo daal di tënku ci wàllu football ak yeneen yu xeetoo foog naa ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ci wax te xamuñu mbir mi noonee la demee ñoom ñoo ci yëkkati ay kàddu yoo xamante ni day waroo ak bëgg-bëgg ki nga xam ne moom moo di Idrissa Gana Gueye waaye ñun daañu ko jàppale bu baax a baax. Il maîtrise même les textes qui régissent le football pour savoir quand l'arbitre siffle et quand il ne siffle pas. tàggat yaram ba tey ñu àddu ci lu ñeel wàllu judo xam ngeen ne nag ñaar fukkeel bi ak ñetteel bi yoon bu tournoi international bu boobule discipline diwaan bu Ndar Géej jàppale ne membre yu équipe nationale bu judo fii ci réew bu Sénégal ci la jamono nag taxaw nañ ngir daal di teg bépp matuwaay woo xamante ni war na ci wàll wi ngir rek wow la jongante ñu mën koo jël daal nañ koy matale ba mu mat sëkk Cheikh Sadbou Diarra ak itam Amadou Ba ñoo demoon ba diwaan bu Ndar Géej ngir daal ñuy jukki li nga xam ne moom moo faru sandee. Sénégal noppi na ngir def jaloore ci Coupe d'Afrique judo bii di am ci weer wi gaynde yi nekkoon ci seen club yi firndeel nañ seen doole ci seen catégorie yi ca 23e édition tournoi international de judo bu Ndar. am ay combat yu neex comme ni mu daan amee ñun en tout cas ñun au niveau équipe nationale permettre nañu ñu mën a xoolaat suñu athlètes yi parce que dañu nekkoon regroupement ñu génn regroupement bi ñëw compétition bi donc li ñu liggéey ou bien rek dernier réglage yi ñu def ci regroupement bi permettre nañu ñu xoolaat yenn athlètes yi consigne leen jox lu ñu war a def parce que une semaine moo ñu desee dañuy dellu regroupement dès demain une semaine pour dem championnat d'Afrique oran donc vraiment compétition bi dafa ñëw à son heure parce que compétition rek moo koy préparé dañu jël les meilleurs du Sénégal donc ñoom ñëpp dañ leen bàyyi ñu compétir ak seen club mais ñoom ñëpp am médaille d'or donc loolu c'est une satisfaction léegi dès demain dañuy continuer liggéey bi yeggali ko ci regroupement bi pour dem championnat d'Afrique incha allah. taxawaay gaynde yi dolli gëm-gëm ni Sénégal mën na jël raaya bu Afrique bi. waaw championnat d'Afrique bi déjà ci individuel dañu soxla dañu war a am médaille d'or du lu ñu bëgg ak lu ñu bëggul dañ ko war a am. daaw dañoo raté individuel bi fii Dakar dañ ko raté mënoon nañu ko am mais dañ ko raté complètement peut-être pression bi à domicile moo taxoon ba pare ñaari at yi passé yëpp dañu tegle dem final ñu perte ñaari final mu metti ñu trop et puis perte ko de justesse perte ko lu ndaw lañ ko pertee bon ren nag dañu préparé wu am nañu renfort sax mais dañu préparé wu gën a préparé wu waat pour vraiment indi Coupe d'Afrique bi parce que gëm nañ dañu ne ku mën a yëg ku mën a finalu ñaari yoon ñetteel yoon war nga ko mën a jël. wàccaay équipe nationale bi dina wéy ci dojo national bi. ngir def jaloore bëgguñu fàtte dara ci tàggatu wi. Cheikh Sadbou Diarra ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk itam ñu daal di ci toftal leneen muy li nga xam ne moom la yéene kaay xëy fësal ni ki tey. jërë ngeen jëf Déthié Fall Saliou Sarr kaa baa ngay bëgg a ñaaw Le Témoin di laaj ci xëtam mu njëkk ana kan ci ñoom ñaar moo wax dëgg Déthié Fall mandataire national bu Yewwi Askan Wi wax na démb ci buntu direction générale des élections ne moom ci jëmi boppam moo jël ab tampon maanaam ab cachet jox ko Saliou Sarr ngir mu dem déposer ji liste départementale bu Yewwi Askan Wi ca Ndakaaru nee na liste bi mu joxoon Saliou Sarr ak ba Saliou Sarr déposé ca direction générale des élections du benn liste bi Saliou Sarr moom it yéenekaay bi nee na ñu wax na ne li Déthié Fall wax amul moom Déthié Fall ci jëmi boppam moo tamponné maanaam moo cachet fanweeri dossier ak ñeenti yëpp demal boppam ci direction générale des élections déposé ji ko fa Le Témoin nañu ñaari dëgg mënut a am ñoom ñaar ana ku ci waxul dëgg dëggi Saliou Sarr ci coow li mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur nee na dossier yëpp Déthié Fall la leen traité moo leen caché moo leen déposé te am na ay témoin ndax la xewoon keroog ca direction générale des élections lépp la ñu filmé te danañu génnee vidéo yi Saliou ne nee naa Déthié Fall nit ku dul juum amul nangu rekk ne dangaa juum li am ñun ñëpp la rëcc muy yow di ñun ñu la gunge woon Saliou Sarr ne waa l'Observateur bu doon man la bu doon maa def njuumtali damay taxaw nangu ko jël samay responsabilité lu ma ci góobe gar ko ñoom ñaar di Déthié Fall ak Saliou Sarr ñoo ngi koy wéngalante ba tey ci xët mu njëkk Direct News Saliou Sarr nee na li Déthié wax du dëgg Déthié ne moom Saliou Sarr ci boppam moo modifié liste bi ñu defaraloon Yewwi Askan Wi ci département bu Ndakaaru journal bi nañu ak lu ci mënti xew est-ce que jotul ci Déthié Fall ak ci Barthélémy Dias mi demoon doon aala ko xataraayu ci buntu direction générale des élections ñoom ñaar ñu baalu àq jéggalu waa direction générale des élections baalu àq askanu Sénégal Saliou ne ñu ci yéenekaay bi li ma wax du dañ Déthié Fall moo déposé liste yi mu ne am na benn moment
boo xam ne moom Déthié Fall dane agent yu direction générale des élections def leen cachet bi man dinaa signé waa direction générale des élections ne ko déet defaral lépp sa bopp rek ndax yéen politiciens yi da ngeen a doy waar vox populi nañu doy na waar lambi golo dëgg moo am ci biir Yewwi Askan Wi ñoo ngay werante ci seen biir kenn ci ñoom nanguut a féetewoo li xew vox nañu leneen li ci jaaxal ñu bari nag moo di lu tax démb kenn déggul Barthélémy Dias ci coow li coow lu ànd ak yëfi dof di cacophonie noonee la journal Bës Bi Le Jour jàppee li xew ci biir Yewwi Askan Wi Walf Quotidien nañu Yewwi ak Wallu lu leen dar rek bëgg a boole yu mënut a ànd moo leen ko yóbbee alliance Yewwi Wallu gi ñu doon jéem daanaka moo leen teg ci situation gi ñu nekkee tey enquête dina kay nee nañu li ñëpp bëgg a xam moo di ànd Wallu ak Yewwi Askan Wi fan la nar a mujj ndax dañuy ànd yàqule wala ndax dañuy ànd di jaxasooy wéy kawo wala kawo Wallu ak Yewwi yéenekaay bi di enquête mi ngi ñuy xamal ne ñoom ñaar dafa mel ne xamuñu li leen di xaar waaye Yewwi waat élection législative yi ci Ndakaaru mi ngi leen di yoot ne seen liste bi ci forclusion ci la jëm Mamadou Seck dib kàngam ci wàllu élection ñu naan ko expert électoral di xamal waa enquête yéenekaay ne bu ñu sukkandikoo ci loi électorale beeg li mu wax waa Yewwi ñoo nekkul ci dëgg Sud Quotidien mel ne ku naan ñu moo taxit li ñu bëggoon ñoom waa Yewwi mu di waa direction générale des élections nangu leen seen liste bu bees bi ba taxoon seen mandataire national bi di Déthié Fall xëyoon démb dem fajoro ji waa direction générale des élections nanguñu lu ñu bëggoon sursoi nañu moo taxit coow lépp Déthié Fall sippi na ko Saliou Sarr ak Thiendella Fall la Sénégal nañu waa direction générale des élections nee nañ leen li ngeen bëgg mënut a nekk lii Quotidien nañu waaw mais kan moo jaay Yewwi ki yor Yewwi di Khalifa Ababacar Sall moo nekk ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi ak ëllëgëm ci wàllu politique la journal bi xëy di càmbar ba dañuy wax ne ginnaaw coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru gi fi xawoon a dammi laa fam moom Khalifa Sall jaloore ji ñu defoon moo ki gaayam ci élection législative yi suqaliwaatoon ko tey jii nag ñoo ngi koy alde fu nekk di ko joobee ka jaaba jonge nu nekk ci réew mi journal bi dem ci bay laaj ndax li ko dese ci carrière politique moom Khalifa Sall du fi doxee ne mëy yi ki def jëf ju ñaaw bu nuppi daw ne mëy yi dem yoonam Vox Populi wax nañu ko ci Kédougou la xewe démb di benn waay bu yoroon wota kaat-kaatam di daw ay xel ba saaraan dal ci kaw ay jaaykat yu ne woon ci boori tali bi fàcce ñoom lu mat juróom-ñaari doomi aadama gànce ñu bari bu nuppi daw dem yoonam. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mu doon lu doy waar mbokk yi waxtu yëkkati jotaay jot na waaye dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 ak itam 20h di ngeen am yeneen i jotaay yu xibaar waaye léegi da ngeen des ak suñu ay programme Merry Beye Diouf ak ki nga xam ne moom moo di Mamadou Ndiaye noppi nañ ngir daal di gën a fësal li nga xam ne moom moo gën a fës ci li ci internet bi lu mooy loolee tam ñu leen di ñaanal kenn dal ak jàmm mbokk yi jaa ngeen jëf.